seen nataal tey si xibaar 24 TV ñu ngi si ànd ak docteur Abdoulaye Niane fekk baax si Touba di yëngu si wàllu politique ndaxte mooy njiitu parti bi di Teranga Sénégal di fàttali également si élection présidentielle yi weesu moo nekkoon directeur de campagne bu coalition Jotna. Voilà docteur laaj bi mooy bu nu bëggoon xam lenn si yow si sa CV. souvent dafay jafe ngay wax ci sa bopp mais mën nañ gàttal wax ne effectivement ñun fii lañ juddoo ci dëkk bi. suñu mbokk fi lañ nekk fi lañ fekk baax di mbokk waa dëkk bi après fi la bi ma tàmbalee dal jàng itam bi ma dalee jàng alxuraan la tàmbale comme doomi Tuubaa yëpp jàngee Longoor gi def naa fa ay weer maanaam nag li mu jege woon suñu kër Daara Xudoos moo tax ñu jël ma yóbbu ma Nasru dëkku Sëñ Abdou Hakim ma jàng fa ba benn instant itam yàlla dogal ci xalaatu suñu wayjur ak bi mu waxtaanee ak sëñ Abdou Fatah Gaynde Fatma ñoom ñaar ay xarit lañu woon ndeysaan ñu ne nañ ma dugal ci école tubaab ci laa defee école tubaab fii ci sàq mi jàng ba am certificat dem Mbàkke jàng fa ba am BFM boobu Mbàkke amuloon lycée jóge foofu dem lycée Thierno Seydou Nourou Tall ba foofu laa amee bac bi ma jógee nag foofu ci laa demee France jàngi après ma ñëw Sénégal continuer ba am sama doctorat diggante bi ma dugg ci ENAM jàng foofu ba nekk inspecteur des impôts liggéey ci administration pendant 13 ans 14 ans avant may pare administration aussi dem naa fi Angleterre def at ak lu topp benn master en finance te loolu bëggoon a gën a yokk sama xam-xam ci yeneen fànn parce que man droit laa jàng université ci la am doctorat. voilà tudd nga si wàllu dem bitim réew xanaa bi nga demee foofu noonu la nga sa jublu woon mooy yokk xam-xam ba méngoog jamono. cadre actuel buy liggéey ci mbiru finance il faut nga xam économie mondiale il faut aussi nga làkk anglais parce que nit ki itam su fekkee ne dafa am ambition il faut mu jéem a wuti matuwaay ci laa demee Angleterre jàng fa ba fi mu ne nii lu ma bëgg a wax ci anglais maa ngi ko ci wax. ci mburum ci yoon yu technique ci comme lu mel ne économique yu demee noonu ensuite xam-xam bu moderne itam pays anglo-saxon yi maanaam ay Angleterre ak yu mel noonu dañ ko bërile ndax boo demee ay FMI banque mondiale ak yooyu yëpp anglais la ñuy wax li ñuy saytu yëpp ci anglais lañ koy def léeg-léeg sax xam-xam bi day génn ci anglais lu mat at ñaari at ñetti at ñiy jàng français doog cee jot moo tax may ñaax ñi may déglu te ñi nga xamante ne ay cadre lañ wala ay intellectuel lañ ñu jéem a saytu ba mën a dégg dara ci anglais. voilà docteur ginnaaw étape formation ak administration bi nga jaar mel na ni da ngaa soobu si wàllu politique loolu si mën a leeral si bile étape. maintenant à part ça ñu génn administration en 2014 créé benn mouvement politique bu tudd Teranga Sénégal pour taxawal suñu askan pour wone suñu yéene ci Sénégal. bi ñu demee élection législative 2017 man maa nekkoon tête de liste beneen baat bu bees ñoo ñëw 15e sur 47 listes muy jàpp naa ne performance bu nga xam ne ñu bari saluer nañ ko ndax dañ doon doog a jóg ba pare jël 15e am 13 000 et quelques voix boo gisee élection yi amoon Touba ni mu demee woon mën a xam ne loolu peut-être bu demee woon na neen ñun au moins dinañ bokk ci plus fort yi ndax jege woon nañ ko te Touba voté wuñu man mi sax voté wu ma maa ngi fii laay voté chaque année bi ma commencé voté ba léegi mais jour boobu voté wuñu bi ñu jógee ci loolu élection présidentielle ñëw Ousmane Sonko di suñu naataango ENAM ñoo jàngandoo foofu nekkandoo woon inspecteur des impôts ensemble mu nekk suñu xarit mu ñëw ne dafa bëgg ñu jàppale ko bu fekkee ñun demuñu ma ne ko effectivement demuma dinaa waxtaan ak ñi ma àndal bi ma waxtaanee ak ñoom ñu ne gisuñu ci benn jafe-jafe. ci lañ ko jàppale moom itam mu delloo ñu njukkal nommé ñu directeur de campagne ñu téyal ko campagne am ci stratégie bi ci koom bi ci organisation bi yëpp kon jàpp naa ne tey score bi mu am muy plus de 15% des voix bokk nañ ci bu baax a baax moom sax da koy wax bi ñu jógee ci loolu nag ci la ñu créé benn coalition bu yaatu bu tudd Jotna coalition boobu man maa koy coordonné actuellement man maay coordonnateur général coalition bi bon di ñaan yàlla rek mu may ñu ay ndam ci élection yii di ñëw ak ci jongante yii di ñëw
te may ko Sénégal surtout. waaw nga fekk baax Touba gox bi nag am na lu mu laaj mel na ni itteel na la si wàllu tey programme de développement loo leen indil rawat na bi nga waxee ni am nga mëbët dem élection locale. maintenant fii nii ci gox bi dañ fi taxawal benn genre mouvement boo xamante ne ni genre coalition bu ndaw boo xamante ni ci gox bi la ci département bi la ak ci mairie yi pour élection locale yi di ñëw ñu préparer ko loolu ñi ngi ciy dox waxaguñoo sax ñi ci war a dugg ñëpp mais en tout cas am nañ initiative bi comme ñeneen ñi tam niñ amee initiative créer ay coalition ñi ngi ko tuddee Bawol jóg na loolu nag bu jotee peut-être médiatisation bi ci war communication bi ci war dinañ ko def mais pour le moment daal am na benn groupe bu ci liggéey buy commencer wax ak kilifa yi pour que ñu def coalition bu am solo bu tudd Bawol jóg na boo xamante ne nii li koy tax a jóg mooy gox bi par parloo yeeg yooyu du ci fës gox bi la ñuy fexe ba lijjanti ko teg ko ci ay loxo yu mucc ayib ndax gox bi sonn nañ te war nañ leen mën a taxawu. voilà beneen fànn ngi nii si gox bi ñu nemmeeku ni secteur informel bi am na si doole waaye tamit commerce bi dox na fi loolu ku ni jënd ak jaay sa xel dem si bool wala sax wàllub immigration te nag ñi ngi contribuer si koomu réew mi ndax yóbbante yi jóge bitim réew ba si sax nag yenn investissement yi ñu def si wàllub mobilier bi ak wàllub mbay meeg jënd beeg jaay bi tey jii loolee lu mu mën a apporter réew mi. parce que boo xoolee économie Sénégal tey bool yi dañ ci am doole sonn ci. mais ay sous-traitants lañ maanaam yoruñu koom bi dañuy sonn duñu lekk ci seen xaalis gisoo fi benn commerçant bool bu naan la maa ngi dem Miami wala maa ngi dem Qatar wala maa ngi dem Arabie Saoudite di noppalu ji ci hôtel yi du am ñoom dañuy liggéey rek bu ñu liggéeyee ba pare am épargne bi ñu dugalaat ko ci réew mi ñi ngay tabaxi kër ña ngay lancer seen benn jarbaat seen benn sët ña ngay def leneen ña ngay defi juma ña ngay def leneen donc coono boobu yëpp man bu ma koy seetlu te loolu depuis des générations la bu ma koy seetlu ba pare gisuma ci kenn ku yore banque téye ko gisuma ci kenn ku yore usine téye ko xale yi ñi ngi encore di taxawaalu ci mbedd yi amuñu fu ñu liggéeyee alors que comme bi nee nañ mi ngi seen loxo ça signifie que ay sous-traitants lañ te loolu lenn rek moo koy mën a mottali pour loolu mën a nekk mooy ñu am pouvoir politique tant que amuñu pouvoir politique duñu dem day bloqué même ci diine ji boo gisee Touba mouridisme li mu représenté ak sëñ Mountakha wanewaat na ko ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax ci Covid bi mu jógee rek la joxe 200 millions muy mais 200 millions yooyu sax gars yi ba léegi dama naan leen bu ngeen ko lekkee te leerul du leen jig. bu dee si wàllub yokk koom gox bi yan kenn nga jàpp ni moo mën a développer Bawol. Sénégal dëkk bu ndaw la donc soriwul lépp lu am Dakar ci wetu géej gi wala dara mën na ñëw fii. population bi am nañ ko te population richesse la am nañ population deuxième ville du Sénégal en termes de population mi ngi fi am waaw bon loolu dinaa ci ñëw am nañ suuf am nañ population donc war nañ mën dem maintenant instruction bi maanaam njàng mi itam am na ci solo jàpp naa ne côté boobu am nañ ci retard et loolu day bokk ci suñu projet maanaam yokk njàng mi fii ci wàllu yëpp nag ci wàllu diine ci wàllu arab ci wàllu tubaab et cetera beneen aspect bi ci instruction bi xam nga fii daanaka ku juddu rek dinañ la jàngal diine dinañ la jàngal alxuraan donc ça signifie que am nañ déjà base jox nit ñi science ak xam-xam tey ñi jàng alxuraan ñi jàng diine tey boo créé woon man loolu dafa bokk ci sama programme yi may xalaat chaque fois boo créé woon ay institut de technologie jàngal leen par exemple agriculture jàngal leen mécanique jàngal leen électricité jàngal leen plomberie jàngal leen yeneen xeetu mbir yoo xamante dañ koy soxla jàpp naa ne bu boobaa problème instruction boobu ngay wax dootul amati problème parce que am nañ niveau boo xam ne ñiy jàng ci daara yeeg yu mel noonu boo leen téyee rek rapidement mën nga leen a jox ba ñu mën a lire en français ou en anglais après nga tegal leen nag maintenant des instruments des laboratoires des trucs ñu jàng technique ñi nga xam ne ni dañu bëgg a continuer jàng yeneen jàng ba am seen doctorat ak yooyu itam nga tegal leen ko parce que xam-xam moom base la rek su fekkee ne bi nga juddoo daal jox nañ la base bàyyiwuñu la nga taxawaalu ba passé jàng fii loolu amu fi nit ñi dañuy juddu ñu dugal leen daara
nga xam ne rapidement dañuy mokkal alxuraan wala boog ñu mën a lire mën a kii ci alxuraan. Donc système bi dañ ko war a defaraat de telle sorte que day am progrès. Nit ki fii malheureusement planification bi moo dul sori day dem benn instant rek ñu ne dafa war a dem defi commerce wala mu dem jàppale bàyyam ca boutique ba wala dara, alors que waroon nañoo fexe ba nit ñi nga xam ne ci biir système boobu am nañ xel ñu xëcc leen. waaw ñu continuer def arabe ba am seen doctorat wala ñu nekk ay médecin wala ñu nekk dara même ci langue arabe. loolu yëpp moyens yu état bi war a jël la teg ko ba pare yéene ko nit ñi dëkk ci gox bi la. mais tant que dañu jàpp ne système mu français bi moom rek moo war a dem wala ñëpp dañoo war a jàng français pour mën a nekk médecin wala pour mën a nekk ingénieur duñ ci génn. li may wax nii nag waxuma ko comme populisme wala dara dama ko wax parce que pour man loolu mooy war a doxal Sénégal parce que nag dëkku diine lañ. te ñu baree bari seen doom bu amee 6 ans li ñu xalaat mooy jàngal leen alxuraan boo la jàngalee alxuraan ba pare nag curriculum bi mën nañ ko def ba foofu la ñuy tàmbalee nag jàngal la métier wala ñu continuer sa cursus nga bu fekkee sa xel màcc na nga dem ba am lijaasa yi gën a mag. bu ñu ñëwee nag si wàllub réew mi en général fi ñu teg suñu tànk ngir doxal maanaam mooy wàllub gouvernance ndax jàpp nga ni mën naa indi yokkute. Sénégal dafa tardé en terme de conception xalaat politique publique yi maanaam ni ñuy doxalee réew dañ cee tardé loolu nag ñu ci bari xamuñu ko parce que xamuñu naka la yeneen réew yi di doxe mais effectivement moo fi am te man bu ma ko waxee def naa administration xam naa yeneen réew yi aussi parce que def naa yeneen réew yu bari bi ma nekkee ci administration yàgg naa wër monde bi di signer ay convention fiscale ak di def ay conférence ak yu ma xamul mais da ngay xam ne suñu système bi wax dëgg yàlla lu ci baree bari tardé nañ yàlla nag suturaal nañu Sénégal cadre yi ak universitaires yi ak ñi fi jànge bokk nañ ci ñi gën a xarañ seeni domaine ci monde bi loolu moo tax nga xam ne bu ñu xëccoon ñeneen ñi rek réew mi mën na am chance. gis nañu ni mbas mi dugg na ci biir réew mi commencé law njiitu réew mi taxawal programme ngir nag jéem a xeex ak moom fond force Covid 19 boobu ñu teg ci koppar bu takku ndax jàpp nga ni gestion bu ne mel ànd nag mbas mi ndax mën na ko fee jëlee également. xam nga gestion Covid bi moom bi mu tàmbalee ba léegi day wane rek suñu politique publique yi ni ñu cuunee ci côté bu bëri. Système médical bi du ma ci critiquer parce que d'abord xamuma ko trop du ma médecin deuxièmement itam suñu faculté de médecine bu Dakar bokk na ci faculté yi gën a xereñ ci Afrique donc produit yi muy am bokk na produit yi gën a baax ci Afrique maanaam professeur de médecine yi ak docteurs yi ak infirmiers yeeg yooyu bokk na ci ñi gën a xereñ ci Afrique boo fa demee marocains yeeg tunisiens yi dañ fa ñëw di jàng si te bu ñu demee seen dëkk bokk nañ ci ñi ñuy gën a fonk donc loolu man du ma ci wax dara te boo gisee ni ñuy gérer ñoom sur le plan médical crise bi ni ñuy jëlee en charge ñi feebar di wax ak nit ñi xam ne ñii kat xam nañ li ñuy def donc foofu techniquement amul problème mais nag da ngay fekk maa ngi koy wax démb ñu ma doon waxtaanal ma ne leen Formule 1 maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a mën a dawal ci monde bi oto nga dem fa fekk fa benn pilote maanaam benn chauffeur ku mel ne Schumacher gars yi nga xam ne dawal rek la ñuy def ay 200 kilomètres la ñuy daw à l'heure nga ñëw jox ko benn njaganjaay kaaru njaganjaay lu muy def mais du dem donc ñun noonu laa la mën a waxee suñu système sanitaire dañu former ay nit ñu baax ñu mën a dem mais duñu am gant duñu am gel waxuma la nag ay laboratoire ak ay appareil d'analyse ak yooyu malheureusement suñu système sanitaire Covid bi daf ko wone loolu la fi fekk ñoom nag ñi ngi góorgóorlu yàlla nañu yàlla musal ba duñu am cas yu bëri yu compliqué mais buñ ko amoon kenn dootu ko wax. Seydi gis nga fi mu ne nii moom dañ koo daal di sandwich parce que dafa commencé woon jël affaire bi au sérieux di ko gérer au sérieux di communiquer di wax lu leer ñu ne ko nag yow noppil malheureusement loolu mooy système mu Sénégal léegi nag beneen côté bi nga xam ne mën naa ci wax mooy affaire bi mu amee dañu teg benn projet de crise pour gérer la crise jël ay milliards tong-tongee ko maanaam kii ñu ne ko indil tant de tonnes de ceeb kii indil huile kii indil lële marché yoo xamante dara leeru ci nit ñi yuuxu ñu daal ne way kon nañ créer comité de suivi force Covid maanaam charrue avant les bœufs maanaam daanaka ñii dañuy yoonal li ñu def ba pare et ça c'est dommage parce que milliards yooyu 1000 milliards yi président annoncé daal di ne pour xeex Covid bi la mooy kaaru budget bi boo ko defee ñeenti pàcc benn pàcc bi la donc day xaalis bu bëri xaalis boobu nag dafa waroon jaar ci yoon tey waroon nañ ko jaarale faneen fudul lii ñu def nii te day décourager ñu bëri finalement budget bi lu ci bari ay impôt la te impôt entrepreneur moo koy fay imagine tey boo nekkee Sénégalais nekk entrepreneur war a fay l'impôt nga gis ne l'impôt nii lañ koy doxale mais da ngay fraude wala nga def leneen boo defee loolu bu ko defee état bi dootul am budget
bu ko defee ñi nga xamante ne nii malheureusement ñoo néew doole ñoom rek ñoo ci sonn. Donc doxalinu réew dafa war a tegu ci charte yu leer ba pare nga maandu malheureusement Covid bi ni ñu ko doxalee déjà man damay faral di wax ne ni ñu jëlee xaalis bi di ko jënde ay ceeb ak diwlin mënoon nañoo taxaw askan wi neneen bu fekkoon ne lu leer lañ bëgg mënoon nañoo wàññi prix yi saaku ceeb fu muy jaree 15000 nga ne 10000 loolu ay milliards mën na ci. des commerçants verts aussi yu dund ci kaw askan wi. waaw non mais dafay am noo koy defee c'est-à-dire que doo dafa am système booy teg boo xamante ne nii nit ñi nañ xam ne saako bi 10000 lay jar te ku lay jaay 15000 buur wax ak moom donc day leer nguur gi wax ak ñoom loolu day leer c'est-à-dire que am courant bi am na lu ñu ci jàpp mënoon nañoo jàpp gën a yokk wala ñu gën a yokku temps bi ndox mi am na lu ñu ci jàpp mën nga ma wax ne fépp amuñu courant fépp amuñu ndox mais nga jënd ay système solaire yoo xam ne da ngay électrifier en même temps c'est-à-dire programme bi dafa waroon a laal yeneen fànnu ñoo ngi jëm ci nawet kenn xamul nu ñu koy demee mais une partie du programme mënoon na jënd engrais jox baykat yi jënd ay semences jox baykat yi jàppale leen ci seen taxawaay ci nawet bi parce que nit ki wolof daf koy wax balaa nga koy may jën da nga koy jàngal nu muy nappe donc tey 1000 milliards yooyu mënoon nañ ko def benn programme de dépense très volontariste boo xam ne day dem ci askan wi bu bokkut ak programme yi ñu daan def di génne tuuti en temps normal te loolu système de dépense publique lay doon bu leer bu transparent mais jël transport déjà def ci ay milliards dem jënd ceeb boo xamante ni commerçant bi da ci am ay milliards moom itam ka nga koy destiné peut-être même 50% yi du egg ci moom je pense pas que mu nekk système bu baax te malheureusement crise bi daf ñu waroon a may ñu am beneen façon bu ñu wone mais nañ daan def rek la ñu continuer. ñu ngi am période de crise ban formule nga jàpp ni moo gën ci gérer ko ba nga xamante ni suñu koom du naxasaay. waaw loolu c'est une bonne question bon état Sénégal moom actuellement ni muy dundee mooy dafay leb d'abord leb nañ FMI droit de tirage spéciaux yi ñu fa amoon maanaam suñu action yi ñu fa amoon ñoom dañu ko lebal def ci taux d'intérêt 1% c'est vrai que taux bi bariwul mais leb la rek dañ koy fay. suñu partenaire au développement yi ñu bëree bëri ñi ngi leen tàllal loxo pour ñu lebal ñu plus de 400 milliards donc day ay bor lay doon certainement temps yi passé rek am na ay obligation Covid maanaam ci biir UEMOA wax nañ leen lebal leen ñu 100 et quelques milliards ba lebal nañu ko donc état fi mu ne day leb parce que impôt bi du bëri parce que nit ñi dañoo sonn entreprise yi sonn donc certainement impôt bi mën naa am sax la ñu amoon daaw ak daaw jéeg dootuñu ko am maintenant man wax naa lancé naa benn appel bërki dem nee naa bi ñu génnee ci at mai passé Macron ak Ouattara dañoo defoon réunion daal di ne franc CFA dañ koy transformer parce que ñëpp xam nañ ne suñu économie yi amuñu politique monétaire te monnaie su fekkee ne téyewoo ko sa bopp rek malheureusement sa koom day sooxe te France moo téye suñu monnaie léegi nag nit ñi coow nañ bañ ne dinañ commencer bàyyi monnaie bi ñu téyeel ko suñu bopp benn ci mesure yi ñu jëloon mooy réserve yi ñu amoon maanaam xaalis bi nga xam ne Banque de France daf ko téye pour wane ne franc CFA bi am na valeur dañu koy indilaat 50% réserve yooyu ay junni milliards la 50% yi indiwaat nañ ko BCEAO waaw mais xaalis boobu nañ ko jël def ko ci économie bi au lieu que ñuy dem di lebi comme am nañ xaalis bu nekk BCEAO nañ ko jël def ko ci mais tubaab bi dañoo yeewu ñun dañoo gëmloo ne way amu leen droit laal xaalis boobu parce que loolu mooy garantie seen monnaie sinon ñun duñ soxla seen monnaie duñ ko wóolu mais ñoom bi crise bi amee dañoo jël 750 milliards d'euros banque centrale européenne dugal ko ci économie union européenne ñoom moom bu ñu amee problème xam nañ fi ñuy jëlee ñun bu ñu amee problème ñu ne ñoo leen leb ñu donc ñun dañoo téye suñu xaalis bu njëkk sax dañoo téye woon suñu xaalis ñoom di ci liggéey di ñu ko lebalaat mais léegi effectivement coow nañ ba ñu joxoon ñu xaalis bi ne téye leen mais dañ ne ñu tëj leen ko ci ay coffre ngeen ñëw di ñu leb ñu leen di lebal donc loolu muy loo xamante ne ni kenn mënul xam rek ban façon xam-xam la wala ban façon jëfin la mais daal vraiment lu doy waar la. bu ñu jógee foofu docteur Abdoulaye Niane laaj bu mujj bi mooy crise bi est-ce que amul ay jeexintal yu war a metti ëllëg si biir réew mi ndax nag gis nañu ni lépp daanaka moo taxaw. bon nañ ñaan yàlla crise bi bañ a perdurer c'est-à-dire que mu jeex le plus rapidement possible loolu la ñuy ñaan yàlla en tout cas nit ñi itam ci monde bi yëpp ñi ngi ci pour mu jeex maintenant
su perdurer maanaam su fi desee il faut que ñu jéem a changer suñu façon de faire xam nga temps yee passé rek am na benn waay bu ma bokkaloon benn plateau docteur Thior mi ngi doon wax ne crise bi kenn mënu koo gérer ci tëju il faut ñu ubbiku mu dugg ci yaramu ñenn ñi ba nit ñi développer ay antivirus ay anticorps bu ko defee ñu maanaam nit ñi dem ba dërkiis le virus voilà loolu la wax loolu xam-xamam la moom ci loolu la jàng moom la xam peut-être que gis-gisenam la am na ñeneen ñu gisee na neen mais li bon rek ci dëkk mooy ne nii rek ngeen war a gisee parce que arrangé na état wala arrangé na ñenn ñi dañu war a bàyyi ñëpp wax bu ko defee ñu xool lan mooy décision bu baax bi toujours ci milieu bi lay nekk pour man c'est-à-dire que waruñoo bàyyi virus bi circuler ñu bàyyi ko muy naaw mais waruñu koo tëj nit ñi tëj boo xam ne aussi ku génn virus bi ne la rël daaneel la yow mu nekk mbetteel ci yow nga daanu loolu tam baaxul donc ci digg bi la ñu war a nekk xool naka la ñuy gérer virus bi surtout bu fekkee ne dafa war a jël temps bu waree jël temps ça signifie que il faut ñu dund ak moom te bu ñu dundee ak moom ba pare tëju ci kër yi moom moo ñuy gagné ni mu ñuy gagné du dafay dugg ci suñu yaram mais daf ñuy gagné ci xiif ak mar kon il faut ñu affronter ko fekk ko ci mbedd mi protéger wu ba pare di def suñu koom pour ëllëg même kum dal sax nga war a mën a am sa yaram lekk gu baax boo xamante ni dina la mën a protéger wala beneen feebar ne feeñul ci sa yaram wala nga mën a jënd médicament mais bu fekkee loolu yëpp defuñu ko dañoo tëju état bi mooy nërmeelu te loolu ñaanuñu ko yàlla man jàpp naa ne il faut que tey ñu xalaat ne virus bi mën na fi nekk ay weer éventuellement suñu koom dafa war a continuer di dox parce que bu koom amul réew du mën a jàll bu ko defee ñu xool naka la ñuy dundee ak virus bi kon Thior li mu jot a wax keroog ñoo bokkoon plateau muy wax man côté médical bi dama ko bàyyi ak ñi jàng loolu mais nag rafetlu naa kàddu gu bees gu génn te ñu teg ko ci xam-xam loolu tant que amuñu ko ci réew mi du dox te réew mi nag dañoo tàmm bu nguur waxee rek ñu ne ëskay loolu nag ñàkk xam la ba pare ñàkk a maandu parce que nit bu xamul dafa war a maandu bu borom xam-xam yi wax ñu daan ne borom xam-xam mi la nañ waxtaan ba juboo ci kàddu mais sànni xeer ak génn di saagaak di def loolu moom ñàkk a maandu la. jeexintal yi muy am ci koom ëllëg fu muy yóbbu réew mi say prévision yow. waaw non xam nga bon kenn mënul wax par certitude fii la ñuy jëm parce que xamuñu affaire bi kañ lay jeex mais gouvernement bi dafa waxoon ne croissance bi ñu doon xaar nañ ko xaaj ci digg bi 6% lañ daan am at mu nekk ren ñi ngi doon wax sax na mën naa am ñu egg 7 mais fi mu ne nii 3% la ñuy xalaat mais jàpp naa ne bu continuer moom parce que affaire bi dafa ñëw ci début année bi donc su continuer année bi daanaka kenn du def activité donc peut-être même croissance duñ ko am mën naa am sax ñu am récession mooy une croissance négative maanaam la ñu amoon daaw duñ ko am ren loolu kenn ñaanu ko yàlla mais su continuer dinañ dem ci loolu beneen aspect bi mooy état bi dafa génne benn dogal Macky Sall dafa signé benn ordonnance ne kenn amul droit ci ñi liggéey ci këru liggéey yi dàq kenn maanaam même amoo droit sax wàññi salaire bi ba wàññi ci lu ëpp 30% loo ci 30% nga mën a yem maanaam 70% salaire il faut ñu garantir ko loolu nag muy décision bu jar a xoolaat parce que su fekkee amoo droit dàq ba pare yaa ngi fay 70% tey liggéeyoo di nga dem ba yow liggéeykat bi da nga naan man léegi fayit naa léegi bàyyi naa tëj naa te tëj moom du solution au contraire état bi dafa war a jàppale ñi nga xam ne dañoo am këri liggéeyukaay ba ñu continuer di liggéey ak nit ñi même bu fekkee ne salariés yi dañuy am 40% wala même 30% seen salaire nañ continuer di liggéey. nekkul lim leen jàppale ba tax moo tax mu indi décision yu mel jàppale na leen de pourtant. kan la jàppale borom këru liggéeykat yi non jàppale amu ci c'est-à-dire sànq wax nga ko mais boo xoolee ordonnance yi jot a génnagum jàppale bi bariwul tey li demagun ci entreprise yi mais lu néew la mën naa am nag ñi ngi commencé tey par exemple am na benn xaatim boo xam ne banques yi ak état bi signé nañ ko pour ne dinañ yombal leb yi entreprise yi leb waaw parce que état bi dina teg benn garantie pour que entreprise yi boo demee leb ñu mën la lebal te garantie boobu mooy couvrir 50% bu dee entreprise yu ndaw yi la wala 20% bu dee entreprise yu mag yi loolu tey lañ ko xaatim mais loolu leb la boo lebee état bi dina la am lu mu la garantiral ba gaa yi ñeme lebal la te loolu
yàqul dara ci nga ñu laaj la ay garantie bu fekkee sa kër dañ koy hypothéquer ñu joxe ko bu fekkee dañ lay suivre aussi yóbbu ko huissier ñu yóbbu ko huissier ban jàppale la loolu bu dee impôt peut-être jàppale bi am daal tey ci impôt la te impôt bi liñ ci jàppale ñun ñi nga xam ne ci la ñuy yëngu bi ñu ko càmbaree franchement bariwul parce que dañ ne entreprise yi nga xam ne amuñu 100 millions de chiffre d'affaires mooy entreprise yu ndaw yi mën nañ leen a may seen salariés yi impôt sur le revenu bi ñuy war a jël maanaam impôt bi ñuy fay ci salaire yi may nañ borom entreprise bi mu tëyal ko boppam maanaam subvention la ci moom mais entreprise yi amul 100 millions de chiffre d'affaires bariwuñu ay salariés donc macaat la li ñu soxla dëgg-dëgg du loolu li ñu soxla mooy trésorerie bu dëgër loolu état defagu ko ci donc actuellement daal jàppal ne mesure fiscale yi moom ay mën ngeen a déclarer ca kanam ak li ngeen waroon a fay mën ngeen a bàyyi fii ak juillet ngeen fay ko loolu la mais xaalis bu ñu dugal moom ci entreprise yi amagul bariwul. mbokk yi ñu amoon nag mbégte ànd ak docteur Abdoulaye Niane coordonnateur coalition Jotna njiitu Teranga Sénégal di fiscaliste jox leen ndaje ba yeneen jotaay ci xibaar 24 TV.